yaay meeru Malika di commune bu nekk fii ci région bu Dakar ci département Pikine bëgg na ñu waxtaan ak yow ay ponk yu am solo yu soxal junul askan wa foofa waaye des seetlu ay faat doomi aadama yu xaw a siiw foofu fan yi ñaar yu ci gën a siiw mooy jigéen jooj ñu ni borom këram ko lor ak xale bu góor biñ ne daa demoon géej ñu jël bakkanam itam ba tax dimanche am na askan wa ñeen nañu wàcc ca mbedd ma doon ñaxtu loola ba sax xaw la ca xusiwaale ne am nga cër ci ñàkkub kaaraange ca tund wa noo ko gisee la fa xew foofu yëpp. asalaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal yëpp rawatina ak waa Malick nga xam ne fan laa soqee koo ñëw fii di sant tamit ñi nga xam ne fexe nañu ba émission bi am di dugg rapidement ci li nga wax rek ni effectivement am na ñaari bakkan yoo xam ne faat nañ leen Malika ci diggante bu gàtt mu ngi tiis wu rëy bu metti waa Malika damay ñëwaat gannaaw ba ma demee ci kër ñooñu nga xam ni faat nañ leen jaale leen Abdou Razak suñu doom la papam suñu wóllëre oustaz Kan dem nañ ba kër ga jaal ko ndaw suñu faat tamit dem nañ ba ci kër yaayam bokk ak moom tiis wi Malika yépp a ko tiislu nag moo tax bi xale yi ne dañuy def marche dama leen ni lii de moom c'est un droit constitutionnel am ngeen droit def ko def nañ ko ci anam boo xam ne nag xusi boobu ñu wax ni xusi nañ ma ci tafi mu xam naa ne xusi boobu moom xóotul ndaxte man demuma woon ca marche ba dama amoon liggéey boo xam ne maa ngi ko doon def sama bureau 9h fekk na ma sama bureau bi am ku ma woo ne ma ñu ngi marche doo wàcc ma wàcc ci sama bureau taxaw ci tali bi ay la yewen ay journaliste ñoo ma fekk ma taxaw ni ma monsieur le maire dañ ko ni sax kii mooy monsieur le maire ñu ne ma monsieur le maire lan mooy sa appréciation ci lii ma ni mais amuma ci benn appréciation lu dul musiba bu am ñu koy ñaawlu te niñ koy ñaawloo jaar na yoon awma lu ma ciy wax lu dul ñu changer comportement ba lii bañatee am benn xale daal di jóge fële nii wax journaliste nii lii bokkul ci suñu protocole amuñu leen droit interviewer kenn et je suis remonté dans mon bureau kon man gisuma benn xusi gisuma benn musiba. Est-ce que wàllu kaaraange gi ci commune bu Malika bi nga jiite dafa manqué ci wàllu na mu waroon demee. est-ce que dañ koy natt ci Malika rek est-ce que duñ ko natt ci Sénégal yëpp kaaraange moom matul fenn 100% sécurité amul fenn mais war nañoo taxaw seetlu lan moo tax yi di am ak ñan ñoo koy def du ma jóg ci mettitlu ñi faatu kaaraange dafa am ñoo xam ne ñoo ko war a def principalement ñun ñu jàpp ci niñ ci jàppe moo di leeral yoon yi waxtaan ak délégué de quartier yi waxtaan ak bàjjenu gox yi ni leen léeg-léeg su ngeen gisee lu leen jaaxal mais wane leen ko mais bu ñu continuer lu nu gis rek nëpp ko day jékki-jékki musiba am ñu siiwal ko fekk bu ñu demoon ca racine ba ca dàtt ba faj ko lii du am. mais yéen bokk na ci li indi ñàkkum kaaraange. wàllum ñàkk lamp mbedd. yaa ngi koy wax sànq sax wàllu leeral gi. est-ce que foofu lamp mbedd yi doy na ba nga xamante ne askan wa daañu seen xel dina dal. voilà xam nga lampe en général dafay contribuer ci sécurité mais lampe du sécurité mais li ma wóor ba wóor moo di yàlla dogal na 50,000 lampadaires solaires yi nga xam ne état bi joxe na ko Sénégal 300 implanté nañ ko Malika ba li may jot ci ay félicitations d'ailleurs maa ngi ànd ak ki nga xam ne sax mooy président commission urbanisme habitat moo jëloon yëf yi en main ba fi mu nekk dañu defee ni sax mooy maire bi tellement dañ koy féliciter ji am Malika dafa leer naññ te surtout dañ ko def nag nit ñee ma koy wax au bord de la décharge fi nga xam ni musiba yi léeg-léeg fa lay jógee. Mbëbëse. donc du problème mu lampadaire d'ailleurs seen référendum biñ ma jox seen. mémorandum biñ ma jox dañ ci wax ni
vraiment il y a un effort mais à poursuivre mais partout à Sénégal il y a des efforts à poursuivre mais dama ne on peut pas se focaliser sur l'éclairage c'est pas complet mais c'est satisfaisant. ma bës googu bala ñu sax junjoo njeexital yi mu am ci dundu askan wi ci wàllu wér-gu-yaram ak ñoom seen kaarange gi ni nga ko xawee junj léegi mbëbës problème la ci ñu fay làqu di def naka sudul noonu te ci sa biir commune sa territoire la nekk. voilà mbëbësee problème bu mag la mais dañ ko wax problème ba dootul problème lan mooy problème léegi pourquoi on ne trouve pas de solution à ce problème loolu mooy problème bi léegi mbëbësee am na fa 50 ans 2011 l'État avait décidé fermer ko à ma grande surprise jékki-jékki duñ ko fermer. mais dafa du benn yoon du ñaari yoon. ñu ne dañ koy tëj te je ne sais pas nag lu tax duñ ko tëj. il paraît que sax la Banque mondiale defoon na ko une conditionnalité pour tali bi jaar fa mais il y a des choses qui dépassent la petite commune. C'est des milliers de tonnes de déchets qui jonchent les communes de Keur Massar et Malika depuis 50 ans. Beaucoup de nuisances, d'accord, mais qui doit apporter des solutions à ce problème. Kan moo war a indi saafara ci jàngoro yooyu. mais état bi est-ce que jëm ngeen a rapproché wu ak état bi laaj leen lan moo waral ba mbir yi sottiwul chaque fois bu nee dañ koy tëj duñ ko tëj mbir yi di wéy ba léegi. voilà waxuma nag ni état bi moo ma ni mais ci samay gëstu yu baree bari déchet mbalit c'est devenu une matière première. dañuy seet naka la ñu mën a reconvertir la ci mbalit bi ba mu war a nekk léegi source de revenu. D'ailleurs des Américains passent ay Scandinaves passent des Italiens passent pour négocier naka la ñu mën a jariñoo mbalit bi effectivement mun nañ ko jariñoo man 2010 dem naa benn dëkk bu nekk Italie bu ñuy wax Peccioli non la décharge c'est comme mon salon. Et on produit dañuy produire courant ba koy jaay ci dëkk yi dendeek ñoom est-ce que mënuñoo jëm foofa donc mbalit bi sur le plan sanitaire sur le plan sécuritaire musiba la mais ces musiba la on peut les transformer. est-ce que poste de santé yeeg dispensaire yi nekk ca Malika xam ngeen ci dara ci ne la mbalit may jur ci wér-gu-yaramu askan wi feeñ na ci yooyu bërëb bu fajukaay. oui seen statistique day wane ni. ku la gën a jigéen mbalit mi moo la ëpp feebaru yaram les maladies cutanées léeg-léeg sax ndox bi ñuy naan ndox la boo xam ne mbalit bi daf ko polluer ba nga xam ne alhamdulilahi rabbil alamin am na ay poches yoo xam ne sax ñu ngi naan ba léegi ci nappe bi c'est catastrophique. loolu garaaw na lool mais nag quartier bi nga xam ne moo sës ci mbalit bi ñu koy wax quartier Jàmmalaay amoon nañu benn projet ak waa benn structure ma ne leen si avant ngeen di étudier dañ doon war a def étude ci mbalit bi man leen bala ngeen di étudier mbalit bi il faut ngeen en contrepartie ngeen def fii daal ci quartier Jàmmalaay ñun lan la ñuy def man leen da ngeen ñu indil ndox dañu indi assez de PVC gas assez de tranchées ba nga xam ni dafa des ñu may ko beneen quartier mais on est rattrapé par le développement ñaari sareet camion boo gis guddi Malika la jëm wala Kër Massar donc l'urbanisation moo ñu rattrapé il faut donc tout le temps faire des efforts pour mettre de l'eau te ci la ñu nekk boo demee fi mu nekk le site de pèlerinage de Nguédiaga am na ndox les quartiers périphériques am nañu ndox mais nag du doy c'est un effort continu ñu ngi continuer nag di jéem a def mais xam naa ni bu ma la waxee ni lépp sotti na sotteegul. saw liggéey nag en tant que maire de Malika am na lu bari lu ci nit ñi seetlu ci ne daal ne waroon ni defee lu ci mel ni littoral bi di filao yi nga xam ni moo dend ak VDN 3 beeg jàkkaarloo géej gi dog-dogee pàkk yi foofu di ko joxe ba sax am na tere gu ci am jóge ci kilifa yi gën a kawe loolu moom lu tax nga def ko bu dee am na
ak li ko kilifa yi ay noo ko gisee. bala maa mën a tontu ci question bi nag dañ koy gën a préciser. nga ni littoral bi dafa am ay bande de filao dañ ko dog-dogee lañ fa dog-dogee mu officiel c'est un lotissement administratif te loolu li ko tax a jóg état bi la bi muy tàllal tali bi ñuy wax VDN 3 mu jaar Malika yàqal na waa Malika yoo xam ne dañoo amoon seeni terrain jënd ko war koo tabax yàqal tamit Cambérène fii gis ngeen fi tali bi war a jaar ñu tudde ko VDN 2 ñu yàqal leen fa bërki démb benn altine matagul sax weer wala ñaari weer président de la république lancé na projet BRT mooy ñoo xam ne dañ leen di yëkkatee Grand Médine dañ leen di faye Malika ñoo tax lotissement boobu am. recasement bi site de recasement pour ñoom. waaw site de recasement pour ñoom waaw li ci des bande de filao bi la ko taxoon a jóg remplir na ko moo di Seydina Limaamu Laahi alayhi salaam ba mu ñuy sanc Malika en 1904 ay population ñoo jóge de l'intérieur du Sénégal di ko wuy si bu ñu ñëwee nag boo jaamoo yàlla ba pare da nga war a dund ñu am ay dépression interdunaire yoo xam ne fa la ñuy def maraîchage mais fa ñu dëkk ci booru géej ak xóot yooyu nga xam ne fa la ñuy bayee toujours suuf si daf koy sëkk à cause des alizés des vents tubaab yi nii mun nañ leen koo saafaraal bismillah saafara leen ko ñu jëmbat fa ay filao pour arrêter l'avancée des dunes daal di protéger les dépressions dunaires pour nit ñi man faa bayee kon filao boobu am na njariñ parce que arrêté na la réputation des dunes te mi ngi fexe te may nañu ñu mën a bay boobu projet moom mun nañu wax ni jeex na amatul dune buy avancé foofu boroom tool yi nga xam ni damay jël exemple toujours ci sama benn kilifa boo xam ne nee naa leen am na juróom-ñeent fukki at ak ñeent mais soñjaanul toolam da koo donn ci ay waajuram du moom dong sur tout le littoral depuis Tivaouane Peulh ñàgga ñàkkurab ba Lompul noonu la disposition yi mele ñu fay bay au niveau de Malika nag wax ngeen léegi la décharge de Mbossé musiba muy def yamul ci musiba sanitaire rek ay musiba économique la créé ñi doon bay foofu xam ne boo leen musaan wax kaay dem Dakar ñu wutal la liggéey ñu ne soxlawuñu ku dem Dakar rek da ngaa bëgg a yàqu tool yi mën nañoo yor tabax boo fa gis mu baax tool yi ñoo ko def maraîchage ñu ngi jóge ci marais ay dex la woon yoo xam ne ci lañu bay di ci subvenir ñu dem ba la nappe phréatique est polluée par des métaux lourds yu garaaw ay bore ay chlore lu nekk ci boo demee foofu ay bande de lignée de cocotiers nga daan gis les cocotiers meurent sur pied nit ñi dem ba nga xam ne nag kalaa dee wequ nga ni man fi ma doon bay mënatuma cee bay naa ko lotir. yow depuis 2002 yaa nekk maire Malika. depuis 17 ans. fukki at ak juróom-ñaar mu bëri lool. élection locale yi di ñëw 3 mandats kay. ñetti mandat bii di ñëw. ndax da ngay dem noppaliku ji wala da ngay yóotuwaat beneen mandat encore. gis nga man yooyu duma ci dugg premièrement sonn état d'esprit la mais su ma bëggoon ba bëgg sax waa Malika ma ne du fi daal soxlaatuma mais waa Malika su fekkee dañ ma ni monsieur le maire problème sàngam il faut ñu continuer di ko xeex mais damay dem. boo leen toppee de kon doo mës a bàyyi fekkee loolu doo mës a bàyyi ndax chaque fois rek am na problème yoo war a lijjanti. fépp la de waaye nag di nga bàyyi ci nit wala nga bàyyi ci naa parce que nit ñi tamit mun nañoo dem ba ni li maire bi man suñu doom bi man na ko te suñ ko defee ci élection yi di ñëw du ma présenté wu mais suñ ma nee monsieur le maire nag demaatal mais lan moo may teree demaat. démocratie moo soxla léeg ak coppite ku noyyi ci yorin yi pour keneen toog. xam nga démocratie mooy lan mooy li ëpp li ñu d'accord
te suñu limité woon ne mandat bi ñaar la dama jomb di wax bu gànna mais dem leen seet texte bi bu fekkee ni tamit dañ koo nar a limité nañu gaaw def ko mais man en dernière analyse ce n'est pas ma personne qui compte li compte mooy waa Malika suñu toogoon ni maire bàyyil duñ ko wax ñaari yoon ndaxte man tamit soldaaru Malika laay doon man soldaaru Malika laa parce que maa ngi défendre loo xam ni ànd ci ak ñoom suñ ko ànd woon defar ñu jël suñu alal. ak bu Macky Sall xëy na ndax yaa ngeen ne jëflante fan yi xam nga jëflante nag fépp la am maa ngi jëflanteeg tey ak yéen jëflante moom fépp la am boo approfondir sa question ma seet mais jëflante moom tey jii sax maa ngi jëfle El Hadji Ndiogou Diène ak yow. léegi dañuy des ci dundu waa Malika ak dëkk ba voirie yi ci biir dëkk ba maanaam tali yi nga xam ni war na jaar ci mbedd yëpp te dooni sànce am na ñu ne seet nañ ci ak yéex loolu lu ko tax a sooxe. yéex na lool mi ngi jur sax fit waaye benn maire yi mënul defar benn kilomètre tali xam naa ne dañuy dem jooy ko fan ko war a jooy mais que muy état bi muy commune bi muy ñëpp xam na ni yeex na lu ko tax yeex nag moom dañ koy gëstu ci pour xam ko xale yi sax damaa defoon ni ci loolu bokk na ci seen marche mais principalement insécurité bi la ñuy wax mais xam naa ni tali yi moom yeex na lool mais yeexul Malika rek li ko commencé Kër Massar. seen digg Kër Massar foofu moom moo yées sax faf. voilà moo yées je ne sais pas mënoo ko comparer ak ñeneen parce que ñeneen xamul lu mu doon foo xam naa ni Malika am na lu leen noo xam ne moo ko gën a yeexal moo di boo wàccee fi ñuy wax daara yi dafay am benn tool bu mag li may doon wax ci dépression maraîchère yi rek fu ñuy wax sàq ma xam ngeen am sàq mooy lan mooy le grenier mooy fi nit ñi daan dundee c'est un bas-fond bi ñu ëgsee foofu ñu ni il faut ñu am exécutoire foo xam ne ndox bi bu ñëwee fa lay dem mais ndox fu muy dem d'accord naa mu dem fa mais xanaa di nga def étude d'impact di nga xool lan moo nekkoon foofu ay tool la yoo xam ne ñun ci lañ ñu ngéntee ci lañ fa doon bay mais mënoo ñëw nag sotti ndox foo xam ne dañ ko doon jariñoo ma ni leen nag bu leen neexee na ngeen ko fi sotti mais waxtaanee ak waa tool yi ba dàmp leen loo xam ne dina ko jar peut-être ci études yooyu la ñu nekk. jërëjëf Talla Gadiaga maire Malika jërëjëf El Hadji Ndiogou Diène jaajëf mbokk yi ñu topp ci suba ak léegi ci RFM ak TFM ci RFM matin ñu yendoog jàmm.